asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi amee ci mbégte di leen ziar di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñee lépp lu na bu muy la TMS TV ak seen émission Petit Matin waaye balaa ñoo door rek dañuy ziar di ko jox wàccuwaayam kii di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni mooy le phénomène de l'univers di l'empereur le bourreau des dëmm le maréchal le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all of the king di ko félicité ci ndam lu mag li nga xam ne am na ko ci ziar bi nga xam ne fa lañ génn mu nekk ndam ci ñun waa personnel bi mais également ndam ci Sénégal mais nekk ndam ci monde entier parce que ziar boobu fu nekk la taalibe jóge ci àdduna ba Amérique ba Angleterre fépp ci Sénégal aussi nit ñi jóge nañ fa kon am nañ kontante bu baax a baax di ñaanalaat sëriñ bi gudd fan ak wér-gu-yaram kenn amul fayam nag yàlla suñu borom rek moo am fayam di ziar également madame Sow la reine di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal prince Moulé gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal mu dem ba sut ay waajuram di ziar suñu yaay soxna Ajaratu Mariama Kamara di ziar kii di soxna Umu di suñu goro ak Dia Sophie ñu ngi leen di ziar bépp taalibe bépp fans boo xam ni yaa ngi bàyyi xel TMS TV rawatina nag lii nga xam ni moom la xalifa général di Alaaji Thierno Moule Sow bi def kon amati nañ mbégte di ñëw ci yéen seen émission Petit Matin comme d'habitude nag ma di ci ànd ak Jaaji ak Anta Wade Anta ñu ngi lay nuyu di am toujours mbégte di ànd ak yow ci Petit Matin. ñu ngi lay ziar Moustapha asalaamaaleykum mbokk internet yu TMS TV ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di jiital aussi nuyoo bi kilifa kër gi di Alaaji Thierno Moule Sow di ko jox yéeguwaayam. jërëjëf Anta Jaaji ñu ngi lay ziar di am mbégte yow it di ànd ak yow toujours ci émission Petit Matin. waaw delloo ziar Moustapha di la nuyu di la jaajëfal bu baax. di nuyu mbokk internetu TMS TV di nuyu aussi le khalife général des Djinn Alaaji Thierno Moule Sow kenn du moom. di nuyu képp ku taxaw rek di seetaan émission bi. jërëjëf Jaaji jërëjëf Anta kon nag Petit Matin tey dañu indi thème d'actualité xam ngeen ñi ngi ci période campagne électorale jëm ci locales yi gis nañ nag fan yi violence bi ci semaine bi ñu génn xaw na bëri Dakar ak fépp am na ay violence moo tax thème bi tey violence li ñu indi en milieu élection rawatina nag ci élection locale yi ñu nekk ni nga xam ne gis nañ ni rayante mi ngi ciy commencé di am loolu nag bu ñu ko indee daañu wax ci les causes ak les conséquences lan moo ko waral mooy les causes conséquences yi yan jeexital la mën a am mu nekk ay mbir yu doy waar yoo xam ne gis nañ ñi ci gën a loru mooy ndaw yi jeunes yi bu ñu tolloo fii parce que ñoom la politiciens yi di jël di leen utiliser di leen fay ay xaalis di leen xeexloo di leen jox ay jaasi ñuy xeex di ko dóorante te defe naa ni ndam defe naa ni jeune ci ab réew royuwaay la jeune ci ab réew mooy avenir u réew mooy gérer réew mi ëllëg kon defe naa ni jeunes yi waruñu di nangu waruñu di accepter ñu leen di manipuler ba di leen di jox xaalis ñuy taal seen réew wala ñuy xeex ndax politique parce que politiciens yi nag soxna Anta Jaaji politiciens yi jaruñu ko parce que politiciens yi ñoom seen bopp rek la preuve doo leen gis ñu ñëw wàcc ci terrain bi mu tant que campagne jotul mën nañ toog 5 ans bu 5 ans yi di jeex ba ñu xam ne élection day am ci la ñuy ñëw wàcc ci population bi jéem leen neexal mais bu ñu ñëwee ba am li ñu bëgg rek bu élection yi jeexee nga gis ñu fay seen téléphone dootoo leen jot téléphone mais également boo ñëwee ci seen bërëbu liggéey waaye muy maire yi ñuy nekk pour nga dugg ci seen bureau c'est un problème loolu nag mu nekk problème boo xam ni foo ko jéggi rek foo ko nattu rek romb na fa doy na waar kon soxna Anta yow laay jébal kàddu gi defe naa ni dégg nga thème bi. Moustapha jërëjëf thème bi am na solo waaye àdduna ku nekk sañ na diw laa àndal waaye nag nga ànd ak moom ci yar ànd ak moom ci teggin bis bu ñu demee ba ca mbañ gàcce ya ku nekk daal di yor sa carte daal di koy sànnil ki nga àndal man dama foog ne loolu mooy yëpp ku civilisé en plus nag ki nga xamante ni moom moo ciy gën a loru di jeunesse bi parce que je dis souvent que à chaque jeunesse sa responsabilité soit il le fuit soit il met dedans et demain l'avenir jugera donc jeunesse bu nekk war na conscient parce que des fois da ngay gis ne inconscience dafa nekk ci ñun
ci suñuy fait ak suñuy geste dañuy gis ne inconscience moom moo ciy tourné mais jamono toll na foo xamante ne ni ndaw bu nekk war na takku taxaw ne nag man maay borom jamono te dama koy ñeme ko weesuwul violence bi nga xamante ne ni nit ki la koy defal mën na ni balam jeex na ndax ñoom dañuy am na lañu war a am yëpp réussir nañ am yow mi nga xamante ne ni yow yaa toll ci wutagoo amagoo ku nga xamante nii nag dalay sol benn 10 000 francs wala benn 5 000 francs daal di lay yóbbu nag nga daal di naxaw sa naaj ba sonn ngoon jot yow faral ki nga war a àndal doon nga jàpp ko dóor xaste saaga violence bi di fiy gën di bëri dañuy dem sax ba bakkan mun na ci rotu te loolu des fois xale bi mu ngi koy def mais àndul ak sagoon parce que ay adolescent moom moo koy def te adolescence ko xam ne ça rime avec la naïveté kooku il est naïf wala elle est naïve de ce fait moom mu ngi def ay actes yoo nga xamante ne bu demee ba ci kanam lay soog a daal di xam ne li mu doon def du nekkul dëgg nekkul yoon kooku kon xale boobee war na toog ñu daal di def comme plateau yi ngay def di conscientiser xale yi tamit ndaw ñi nga xamante ne ay politiciens la te xam ne moo leen yabal ñu xam ne Sénégal nekkul dëkk boo xamante ne dëkku violence la dëkku jàmm la parce que ay boroomi nitu jàmm ñoom ñoo fi nekk ñoo fi sax donc xale yi nañu yeewuwaat xam ne politiciens yi ñu ci bëri lu ñu diisalee seen poste la ñu wut bu ñu demee ba am li ñu bëgg seen numéro dañ koy sànni seeni nit it dañ koy ut bu boobaa nag yow yaay perte Moustapha Diadji même question bi ma posé en terme rek moom laa lay posé ñu gis ni xale yi période bi dañ leen di utiliser di leen neexal xaalis ñuy toj ak a yàq di rayante ndax politiciens yi est-ce que loolu jar na ko pour un jeune bu conscient. Bon Moustapha je dis man bu ñu demee ba saa yu ñu romb politicien bu rombee rek ñu ne ils sont des menteurs seen rôle maanaam du ñu wax dëgg duñ ko wax te tamit dañuy naxaate boobu rek nga ñu war a xam ni ñun magay sax ñu tane lan moo waral nga wax ni dañuy naxaate voilà parce que lu ëpp ci ñoom bu ñuy politique di campagne seen programme tardivement lañ koy révélé te programme bi sax tàngal ceeb la rek programme bi tàngal ceeb la te lu ëpp ci ñoom seen programme dañ koy dóoree nit ñi rek après duñ ko respecté dëgg la ñu defaat benn rétrospection ci ñun di laaj suñu bopp est-ce que ñun ça va est-ce que ñun ça va dans la mesure ndax ànd nañoo ak suñu xel wala ñun ñoo ko tay aussi parce que aussi man duma nekk suma localité et je suis jeune et l'ambition de cette localité man ci boppam maa ko war a bâtir ma xool koo xamante ni xam naa ni kii mu ngi ci bopp bi wala kii ni mu ngi xëccoo localité te bu faloo du liggéey dafay njublang ma ànd ak moom dëgg la donc y a quelque chose effectivement aussi bien que la jeunesse est animée par la subconscience bu ñu demee ba ndaw di ànd ak koo xamante ni benn 5000 francs wala amul nekkul sax 5000 francs dañuy ànd ak ñin ci soi-disant ay weccet yi ay affaires yi bu jeexee jeex na nga dem fa ñu attaqué ko nga xeex fa boo ñàkkee sa bakkan dangaa xaru dëgg la il est temps que le jeune se réveille il est temps que ñu doté benn faculté intellectuelle boo xamante ni ñun lu ñu war ci suñu dëkk ak suñu politique parce que la politique c'est l'art de gérer la cité gérance voilà quand on dit l'art on dit une bonne affaire tout à fait donc na politiciens yi xam ni politique du métier du ñaaw du metti métier la mais y a des politiciens mais dañ bu njëkk y avait des bons politiciens mais du léegi de Senghor ay Mamadou Dia c'était des bons politiciens mais léegi amatul lan moo waral lool est-ce que nekkul ni dañu nekk ci société boo xam ne dafa am crise de valeur xaalis léegi bëgg nañu daraja bëgg nguur te nguur du wéy bëgg nañu bu ñu faloo am ay oto mais boo faloo ñun ñoo la fi teg et vous savez maire wala président wala dara dans le monde de la politique ñi nekk buur ñooñu ay serviteurs lañu duñu ay buur ñun ñooy buur dëgg la donc nañu xam ni politiciens yi ñun ñoo leen moom ñun ñoo leen di dicter ñu ñuy defal lu ñu bëgg donc bu ñu laisser faire ci ñoom ñu ñuy rey ci naka sulu noonu na jeunes yi yeewu te xam ne yenn yi moom jaru ko politique jaru ko sincèrement waaw politique jaru ko Sarata defe naa ni soxna Anta maa ngi jaawale sax defe naa ni jot nga dégg li Diadji wax alors dañu gis que ni mbir mi soxna Anta yemul rek également ci
terrain politique bi dafa génn ba dem ci stade yi nawetaan yi xam nga ni gis nga ni ci jamono yu ñu génn amoon na ay xeexoo yu métti yu amoon stade Ngalandou Diouf ba mu am xale bu ci ñàkk bakkanam ba ci gazon bi nga xam ni 500 millions lay jar xale yi daal di koy taal ay exemple yoo xam ne la bëri na ba ca làmb ga ba ci làmb ja dinañ ci ñëw est-ce que yaakaaroo ni dañu nekk ci société boo xam ne tey dafa déréglé wu complètement maanaam la fa maam yi bàyyi woon ak li fi am léegi du benn Moustapha violence bi nga xamante ni am na ci Sénégal jamono ji ku ne la tiitul rek dafay wax lu ko neex doy na war ku ko wax ak ku ko waxul ñëpp a tiit parce que jamono bi nga xamante ni ndaw ñi nga xamante ni ëllëg yow yaa war a yor réew mi ndaw yooyu daal di nekk nag ci pëccëxoo ci xeex ci dañuy mel ne ay animaux dañuy mel ñu nga xamante ni ndax dafa mel ne acte yoo xamante ni nit du ko def nit bu nitewul amul solo il faut nga nekk mala pour def ko waaw nga nekk mala en fait léegi nag dafa mel ne nit ñi ay mala lañu parce que yenn dëkkin yu ñaaw yi di sànnante lu la metti rek nga foog ne violence moom moo koy faj te violence bi mu ngi wër àdduna wërngël képp fu ci Sénégal gi ci gox boo dem ñu lu am fête bu am sax ngénte bu amee sax yaa ngi fay gis violence léegi da ngay dem ba da ngay tiit nan ban Sénégal la ñu yor feet dëkk teraanga bi ñu doon wax dëkk jàmm bi nga xamante ni loolu sax la ñu daal di tubbee dëkk boobu bu demee ba nga xamante ni kenn mënatul def dara te defoo violence pour yow pour nga wane sa bopp wane sa doole déedéet du doon xel moom ngay utiliser mais sa doole ngay ut googu nga xamante ne yaa ngi dund ci jamono dëkk bu mel noonu jaaji ku ko wax ak ku ko waxul da nga ànd ak tiit ak jaaxle di xool say doom wala ñun ëllëg suñu ëllëg nan la war a mel donc nag bu côté boobu yëpp day des fois da ngay daal di indexé ni est-ce que du yar bi moo baaxatul est-ce que du tamit xale yi ñoo yar seen moroomu xale des fois man dama naan Sénégal est-ce que jarul nag li Serigne Cheikh waxoon ñu sang réew mi jot na de ñu sang daal di réew mi ndax lu am lu mu tuuti nit ku nekk yaa ngi yore sa arme nit ñi dañuy foo comme si que ni yaa ngi man des fois da nga naan Sénégal baadu dafa bëgg a mel ne dëkk Amérique latine yi nga xamante ni da ngay gis lu xew rek ku nekk yaa ngi arme moom dañ koy fowee léegi nag xeer bii nii ñuy fowee ak génnee paaka bu ñu demee ba yar ko ci nii ba nar a continuer musiba dina dal tak nag musiba bala mu fee ñëw ñu daal di bu jotee ñu defee ay ñaan ñu ñaan ko ndaw bu nekk fa nga toog ak koo tane nga woo ko yedd ko parce que teg li ma gis nii inconscience bi nga xam ne jeunes yi ñoo ngi koy utiliser jar na ñu yeddaat nit ñi defaraat xol yi wala ñu sang réew mi rek. jar na ñu yeddaat nit ñi mu mel ni suñu la déggee ci say kàddu Anta. dafa am problème éducation bu am dans la société sénégalaise. parce que boo xoolee ci ginnaaw. lu fi suñu maam yi bàyyi woon. léegi presque loolu lépp dafa dëñ complètement mu mel ni dañu nekk ci société boo xam ni jaaji crise de valeur dafa am maanaam société boo xam ni dafa déréglé wu complètement xale yi xamatuñ seen moromu baay xamatuñ seen moromu yaay mais également du ñu déglu société bi mu mel ni violence daal léegi li ci ëpp ku koy mën a def te boole woo ci violence du am xorom li ci gën a garaaw nag mooy la violence verbale nga xam ni mooy précéder toujours violence physique bi parce que violence verbale bi mooy jël ay kàddu yu ñaaw di ko tuuma ci sa moromu doomu aadama bu ñu ci jógee tu prépares le terrain pour fexe indi violence physique ci lay am ay ku dee wala ku boppam toj wala ku ñu gaañ loolu daal jaaji nekk na loo xam ni vraiment lu doy waar la nit ñi ñu ngi koy métti lu bu baax a baax bon dañ koy méttitlu parce que du loo xamante ni bëgg nañ ko parce que kenn bëggul bon aussi mais gis nga Moustapha bu réew toll ci benn situation bi il faut bunkériser les systèmes et les secteurs clés yi moom mooy éducation secteur clé yi moom mooy économie pourquoi économie parce que gis nga ndaw ci wàllu politique bi bu ma xëyee amul ma jox sumay waajur amul ma jenc man maa ngi baax képp ku ma fekk ma toog di ma chantage pour di ma piéger naa sax dama lay bàyyi nga dem parce que gis nga nit bu boo gooree ci dara sa ngor day wéy di dem dëgg la waaye waxaatal loolu waaye loolu am na solo dama ni gor boo gooree si dara
sa ngor day wëy di dem day gën a dëgër kenn du nga mën a dévier ci dara. boo gorul ci dara nag. donc il faut que ñu am lu ñu téye ndaw ñu aussi am lu ñu gis seen bopp ba pare ñu soog a mën a lutter violence il faut que tamit ndaw yi jàng ba pare parce que dañoo gis léegi nit ñi ndaw ñi dañoo mel ni mala parce que violence da ngeen yomb torop rey sa morom jam sa morom est-ce que ñun tamit suñu esprit est-ce que léegi ça va est-ce que amul benn influence boo xamante ni moo ñu détourné nii wala ce sont des choses à stopper et faire des recherches parce que tamit nit ku jàng nekk nit sa xel bi ànd ak yow dëgg-dëgg loo munti dund doo tiim nit di ko violenter c'est impossible am na nit ñoo xamante ni sax duñu saaga mais tamit société dina mel nenn noo xamante ni da ngay dem ba tu ne te tiens plus tu ne te tiens plus soit éducation nga amul wala économie moo doxul ci yow ba loo gis rek jël maanaam xaalis daal xaalis ay koppar moo ñàkk mais voilà c'est la vérité mais ndaw boo fekk mu toog teg ataaya amul dara lu mu def est-ce que nekkul loolu est-ce que amul lu ko lié surtout période bi ñuy wax ni depuis 2 ans yi nii dañu nekk ci période de pandémie mooy coronavirus liggéey amul ci dëkk bi est-ce que c'est pas dû à cela mais est-ce que loolu aussi raison la bon dekku raison mais tamit pandémie bi ba mu fi nekkee ñi liggéey dañoo conformer ak système bi nu mu demee ba liggéey Moustapha réew mi metti na de am na jeunes yoo xam ni wallaay lazim bu ñu xëyee xam nga lu ñu am sa mburu ci waañ bi mburu libre yaay génn dem rayante def ci mayonnaise wala thon wala chocolat lekk waaye yow de ni ma la gisee nii amuloo problème boobu moom non ñu ngi sant yàlla en fait même bu ñu nekk woon ci parce que Alaaji Thierno Moule Sow moom defe naa ni ku nekk ak moom doo am problème boobu sant yàlla te tamit nañ ko wax weer bi sori na sëñ bi dafa différence ah dañ koy nuyu di ko saluer passage nit ku baax la aussi nit ku mun a bu ñu bari ne woon ci réew mi comme moom kon amaana jeunes yu bari duñu def yenn yi wallaay waxuñu ko nag ngir jaay ko jaayuñu la parce que yaa ko def te ku ko def ku ko wax nga bëgg te dañ ngay saluer ci loolu noonu waaye weer bi sori na Moustapha ñuy waxaat ndaw ñi nañu yeewu ñàkk warut a tax ngay def yenn yi te aussi nañuy communiquer bu baax nañuy am benn transparence ci suñu ay faits c'est-à-dire parce que ndaw ñu da nga bëgg ñu leen di sensibiliser voilà ndaw ñu bari xamuñu élection nu muy demee sama genre gi carte d'identité sax buñ ko amee xamuñu nu ñuy voter donc ñooñu noonu il faut que ñu leen di sensibiliser am benn sensibilisation bu transparente boo xamante ni dootuñu leen naxee fenn loolu tamit dafa manqué loolu dafa manqué donc en grosso modo na jeunes yi yeewu bu ñu fëkk yóbbu nit booy deew ak sa ngor lu mu metti dañ koy téye gaay nañu bàyyi yenn yi quoi rey bi bari na parce que suñu waajur yi ñun nga ñu am bëri na de rey bi moom bëri na lool berti demoo Njaay Géejawaay rek am na kuñ fi jam mais yow dañ laa jam nga dem hôpital tane nga mais est-ce que dina wëy loolu daal lu ko gënoon mooy nga toog parce que tamit politique fair play la tout à fait gis nga Gambie seen élection yi passé Adama Barrow ak celui qui était dans l'opposition tase nañu benn jour nu yónte ki ne ko voilà dinaa la gagner ki ne ko ñu saafonte dem c'est ça loolu mooy aaru politique mais du rayante du xastante du waxante lu bon te aussi politiciens yi am nañ ci wàll parce que ñoom ñooy taxaw di semer la terreur ils sont arrogants waaye yow ils sont violents même parce que boo taxawee fenn di wax yenn wax yi ñi ngay àndal di ko dégg loolu la ñuy wéyee donc gars yi moo tax jeunes yi war nañ def li ñuy wax la prise de conscience xàmme ak ràññee waaw ba xam lii ñu leen di defloo est-ce que lu baax la est-ce que seen njëriñ mi ngi ci bu ngeen ci xool seen avantage financier parce que yow boo nee man jeune laa rek xaar ma dem ànd ak Moustapha mooy politique waaye dinaa ci gagné benn 300 000 mais ñaata jeune ngay lor sa ñaata morom ngay lor donc il ne faut pas être optimiste il ne faut pas être trop optimiste dëgg la les gars nañu yeewu waay nañu yeewu alors nañu yeewu soxna Anta bu ñu déggee intervention Diadji mu mel ni daal réew mi léegi li ci ëpp xaalis moo ko yàq bu ñu ne xaalis moo ko yàq élection nit ñi voteetuñu léegi ngir programme mais bu ñu ne xaalis également nit ñi
violence bi la ñu gën a utiliser ngir xaalis parce que xaalis bañ leen di fay. ñu ciy def naka su dul noonu mën naa la ci citer ay exemples yu bare bari ba ci année yu ñu passé gis nga suñu yenn këru naataangoo yi ay 24 heures chrono yooyu gars yi dañuy recruter ay nit bi fay leen xaalis ñu dem toj kër yooyu. donc mu mel ni ay mbir yoo xam ni Anta dañ koy ñaawlu bu baax a baax et que Sénégal mérité wul loolu. Sénégal jamono bi ñu toll danga naan jikko yi ñoo suufee te jikko yi nag li ko suufeel mooy yar gi moo des ndax sa doom nga yar ko ci muñ say doom nga yar ko ci mu metti parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi seeni kër bu ñu xëyee seen yaay soom bi lay teg yaa ngi dégg daal ñu lekk ko ba mu suur ñu génn ak seeni jom ak seen fulla kenn xamul ne soom bi la ñu lekk yow góor a ngi ci biir këram amul dépense solo waxtaan ak moom génn tasanteeg beneen nit boo xamante ne am na dépense est-ce que buy dox bu amee fayda kenn dina ne ko am nga dépense ak amoo dépense donc yar bi ak fulla bi ak fayda moom moo des ndax sa doom bi nga xamante ni nekk na ak yow ay ati at nga yar ko ci soo ñàkkee nga muñ nga doylu kon kooku du benn politicien bu lay fay benn 25 000 di yóbbu sa fës gis nga am na ñu la yaree fëkk du la yóbbu dara du la tiital parce que danga naan li ngay am suba man yow yaa koy liggéey danga naan fi ngay egg tey du doon diw mu ma fay teg Moustapha du ne daf may fal dama koy accompagner pour ëllëg su nekkee maire mu daal di may jox dara wala mu jox ma cëro wala mu jox ma 5000 francs benn 5000 francs ma dem voter ko ndax 5000 kooku du la respecté da la yëpp parce que danaan tak Moustapha Olof Njaay dafay wax ne ku ëmb sa leket ëmb sa kersa moo tax nit ki du fexe kenn di ëmb leketam bay ëmb kersaam nit ki li muy am da koy amal boppam da koy bañal boppam di ñafe di tem muy metti ngay jug muy naat ngay ala kulli aalin dafay dem ndax yàlla nag dafa bëgg jàmbaar te ku ko nekkal mu nekkal la ndax loo mën a am mu dee 100 francs la sax yow sa jom la yaa ko liggéey danga koo transpirer ba am sa ñàkk la nga transpirer ko ba am loolu nga am yaa ngi dégg loolu bis boo koy defee gëm ko dama foog ne ñu yar la ci nag ñu yar la ci ba ngay xale ba tey yow it nga ràññee xam lu baax fëkk du la yóbbu politicien du la sacrifier loo kenn du tax nga gaañ kenn ndax dangay xam ne yow nit nga tey ëllëg foofu kooku taxaw mën nga taxaw fu ko ëpp ndax boo jubee rek lépp di nga ko am ndax Olof Njaay def ne fen du bijjaaw képp kuy fenit allah kulli aalin dañ ko weer donc nag yar googu noonu buñ ko defee ci xale yi ba ñu màggaale ko duñu sànni xeer ndax xaalis duñu corrompre ndax xaalis duñu def dara ba xaalis tax muy yóbbu seeni fëkk di leen yóbbu war a dara tey ëllëg sa ñu la koy xoolee wala ñu la koy xeebee Moustapha ñu la koy xeebee jërëjëf soxna Anta malheureusement jaaji li des ci waxtu wi bëriwul mais man constat bi ma def mooy dañu nekk ci réew moo xam ni maanaam y a trop de laisser-aller on ne sanctionne pas maanaam da ngay def lu la neex et puis dara du la ci fekk da ngay jël jaasi léegi dóor ko nit dara du la ci fekk da ngay jël xeer léegi toj oto jàmbur ci mbedd mi wala nga taal ko dara lu la ci fekk est-ce que jaaji nekkuñ ci réew moo xam ni y a trop de laisser-aller maanaam réew moo xam ni kenn du sanctionné. maslaa bi ëpp. maslaa bi dafa ëpp. Sénégal seen justice dañuy nelaw. Moustapha xam nga lan moo tax dañuy nelaw. seen justice dañuy nelaw xam nga lan moo tax seen justice dañuy nelaw parce que bu ñu demee ba yow société civile bi dinaan man ñu fi toog pour gérer suma justice xamuñu dara rek foofu la ñu commencé nelaw donc am na loo xamante ni buñ koy bàyyi muy jàll nañu bàyyi inégalité bi nañ ko bàyyi nañu bàyyi diw doomu diw la jam na diw duñ ko tëj ndax papa mooy diw nañ ko baax jaay doole baaxul ku nekk li nga def nañ la dóor lu mel noonu lu toll noonu te bu jeexee jeex na te Moustapha dañuy waxante dëgg Sénégal ba keroog jusqu'à l'extinction du soleil maa ngi wax de président bu ñu munti am bu ñu bàyyiwul jaay doole pauvreté chômage ak métit bi du fi mës a jug ak violence bu bari président bu ñu demoon waaw jusqu'à l'extinction du soleil je vous dis bu ñu demoon ba boobu loolu de waxu Idrissa Seck la woon kay ba Sénégal mun na am sans président mais bu ñu bàyyiwul jaay doole chômage du fi jug pauvreté du fi jug kon yow jàpp da nga jug te violence aussi day gën a bari da nga jàpp ni daal mbir mi jaay doole la parce que doomu Moustapha est un journaliste am na ñu mu xam doomam def na crime bu mag yàlla tere mu dem maanaam
def nañ njombe. def na njombe bu rëy. ñu ne doomu Moustapha la mu ngi TMS TV. Baraaloo moo fi ëpp. Baraalon voilà le mot Baraalon. nañu bàyyi jaay doole bi inégalité bi. ku nekk li nga def. nañ nga duma lu toll noonu bu fekkee dañ la war a yar ñu yar bu fekkoon dañ koy def billaahi kenn dootul dérégler mais léegi da ngay dugg prison génn gën a bon ñu nekk woon ñu musu dugg prison. prison yareetul daal. yareetul dafay yàq. te aussi nañu bàyyi yenn yi jaru ko tamit. politique waaw yenn xëccoo yu métti yi. yenn xëccoo yu métti jaru ko. parce que boo xalaatee ni sa doom ngay àndal di politique muy jeune war am avenir boo ko xalaatee ni moom rek yenn yi doo ko defloo. te ñu corriger suñu communication yar suñu bopp bàyyi yenn arrogance yi parce que baaxul voilà nañu bàyyi arrogance bi bàyyi la mauvaise communication parce que la violence est avant d'être physique elle est verbale. bala ñuy def action il faut que wax bu bon génn wax bu ñaaw génn xastante dàggasante. elle est verbale elle est psychologique. voilà nañ ko bàyyi. tey jéem a defar. rafetal parce que àdduna moom daa jeex ba pare. macha allah àdduna daa jeex ba pare ñi ngi may signaler ni sax temps bi ñu joxoon jeex na amoon nañ mbégte vraiment di ànd ak yéen ci émission bi soxna Anta ñu bàyyi la nga tàggoo. Moustapha ñu ngi kontaan bu baax ci thème bi parce que ni sénégalais yëpp ñu ngi koy dund ku jug ku ko wax ak ku ko waxul yaa ngi tiit sa doom bu demee sax yaa ngi foog ne yàlla na ñëwaat ak jàmm ngay ñaan kon nag d'après conseil yi nga xamante ne nii am na fi lépp dañuy ñaan yàlla mu amay ñu dégg ak topp ba Sénégal daal di jëm kanam violence bi ñu daal di koy def mu nekk dans l'oubli lu fi mënul amoon jaar la fi léegi ñëpp conscient xam ne politique du métier ku ne képp xam ne fa ngay àgg tamit yaa koy defal yaa koy liggéeyal sa bopp jërë ngeen jëf ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon. Diadji ñu bàyyi nga daaneel. waaw bon xanaa di tàggatu ak mbokk internetu TMS yi di ngeen wax ngeen dem abonné. parce que fu am njariñ dañ fay rootee xam-xam. bu ko di wutale. te bu ko di umpale. dañuy xool émission yëpp parce que fii lépp fi am njariñ macha allah. dëgg la di nuyuwaat le xalif général des Djinn ak famem ak képp ku nekk ci TMS bi di la nuyu di ñaanal ñëpp jàmm jërë ngeen jëf. jërëjëf Diadji kon noonu la ñuy daal di tàggoog yéen xanaa di ziaraat kii di Alaaji Thierno Moule Sow di ko jox wàccuwaayam di am mbégte saa su ne rek di ko ñaanal gudd fan ak wér-gi-yaram muy le PDG de TMS TV di le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all of the king di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam amoon naa mbégte tey ànd ceeg Anta Wade la grande journaliste ak le grand journaliste le grand slameur di Diadji ki nekkoon ci caméra bi nag mooy le grand caméraman di Sëñ Fallou borom Géejawaay saa su ne nii la rek sur la TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñee lépp lu nëbbu làmboog njëriñ amoon nañ mbégte di leen jox tig daje ci yeneen i ay waxtaan jërë ngeen jëf.